asalaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci seen chaîne Diamouraye TV ma bëgg na ngeen abonné bés ci cloche bi bu ko defee émission bu ma defati rek ngeen mën cee jot mën ko seetaan tey nag li ñu leen andiloon nekk jàngoro yi décubitus mu nekk jàngoro boo xamante ni vraiment dafa doy waar ndax day dal mag ñu bari ñoo xamante ni dañuy nekk ci ñuy tëdd ci lali hôpitaux yi am ñoo xamante ni dañuy nekk ci seeni kër donc ci tëdd lu bari du ñuy génn di jël air bu pur bi nekk ci biti donc li ñuy tëdd moo ëpp li ñuy jóg ak ñi nga xamante ni dañu am yaram dañu am problème de surpoids mu nekk feebar tamit boo xamante ni nii wax dëgg yàlla lekk moo koy andi ak maanaam alimentation non équilibrée maanaam lekk boo xamante ne nii équilibré wu nekkul à base de vitamines et de minéraux ak yooyu donc mu nekk loo xamante ne nii vraiment dafa jar pour ñu waxtaan ci moo tax ma ne naa ci def benn vidéo bu ko defee ñu mën cee jàppale ñi nga xam ne ñooy toppatoo seeni mag ñu nekk ci kër yi ak hôpitaux yi. décubitus nag ni muy dikkee mooy tëraay bu bari maanaam yaram boo xamante ni dafay tëdd benn place sans pour autant ñu mobiliser ko maanaam boo xam ne nit koo xam ne dafa am manque de mobilisation maanaam mobilisation mooy koo xam ne dañ lay bouger loo ci lal bi wala ñu yëkkati la ci lal bi teg la ci chaise roulante nga toog ci sa yaram mën a nooyi tuuti mais di tëdd rek chaque fois ci lal yi te doo changer de position tamit mën na andi feebar bi ñuy wax décubitus nekk nag loo xamante ni c'est un mot latin mu nekk vraiment lu jëm ci deru yaram la donc deru yaram boo xam ne dafa manqué oxygène moo war a tax yaram bi di dem ba bu yàggee day dee léegi bu dee nag mooy waral nit ki yaram bi am góom bu yaram bi amee góom bi ni muy tëddee dafa am ay stade dafa am premier stade am deuxième stade am troisième stade am quatrième stade yooyu yëpp tamit dinaa ci ñëw leeral la yoo xamante ne ni dinaa ci ñëw waaye décubitus mooy góom buy xewee ci yaramu nit ki tëdd ci lal wa illaa mu amee ko ci diggante ñaari xottu taat yi nekk ci ginnaaw ngeen jéggal ma dama bëgg rek mu leer ak ñaari tànk yi nga xamante ne nii moom la ñu amee mais ci boori tëstan bi jëm ci kaw tëstan bi tuuti xam nga boo sentiree ne nit ki tëdd na jaaxaan ni muy tëddee rek côté boobu la góom yi di amee parce que foofu bu tëddee te du mobiliser wu donc day manqué d'oxygène manque d'oxygène boobu mooy andi jàngoro jooju léegi beneen bi nekk tamit ci côté ndong bi nii moom tamit ak côté ginnaaw gi côté yii nii nga xam ne tamit fa lay tëddee ak yii nii tamit daf koy andi tëraay bu yàgg day andi loolu ndax boo tëddee vraiment da ngay tëdd nii jaaxaan donc yaram bi yëpp day daaju ci matelas bi donc du am oxygène du am fu muy mën a nooyee surtout nag bu fekkee tëraay bi dafa yàgg moo waral ñu naan ku amee feebar ba mënatoo dox rek nga paralysé par exemple dañ la war di la mobiliser au lit mobilisation au lit dafa baax parce que bu amul rek décubitus da ci am yoon te loolu la ñuy bañ loolu la ñuy bañal nit ñi loolu la ñuy bañal malade yi donc moo tax ñu ne nañ ci def vidéo pour gën a leeral ñi nga xamante ni ce sont des patients qui sont dans les hôpitaux mu nekk loo xamante ni nii mobilisation la laaj mobilisation bi nu muy tëddee nii rek la chaque heure maanaam bu tëddee jaaxaanaay pendant 1 heure nga tourner ko mu jëm ci côté droite bi nga tërale ko mu tëdd 30 degrés vers le droite bu defee 1 heure de temps nga tourner waat ko 30 degrés vers la gauche mu nekk ñaari mbir yoo xamante ni dañ koy xel di changer droite ak gauche ba pare beneen bi nekk mën na jaaxaan tamit mais pas mu durer bu jaaxaanee tamit bu defee 1 heure de temps war nañ ko mën a changer waat vers la gauche ou vers la droite lépp rek 30 degrés lañ koy tourner maanaam tëraay bi muy tëddee 30 degrés vers la droite 30 degrés vers la gauche
mu nekk loo xamante ni ñun ñoo ko war a dimbalee ndax ku paralysé mënalul boppam dara donc nekk na loo xamante ni ñun ñoo koy jàppale tourner ko donc dimbali ko ba nga xamante ni yaram bi dina mën a noyyiwaat yaram bi dina mën a am noyyi bi mu bëgg dina mën a nekk à l'aise parce que tànc ko pendant 1 heure de temps ba pare nga bàyyi ko waat fa dafay tax yaram bi dem ba day dee ndax day manqué oxygène te oxygène boobu ñun niñ ko soxlaa noonu la ko suñu yaram di soxlaa donc dafa jar a bàyyi xel. beneen bi nekk buñ leen di tëral tamit ci lal yi nañu xam ne njegenaay yi da ciy am solo dañ koy utal ñetti njegenaay donc njegenaay yoo xamante ni nii dañu nooy pour nga mën ko mobilisation bi li ñu koy defee mooy nan nit ki bu tëddee par exemple njaaxanaay nga bëgg ko tourner vers la gauche côté gauche donc da ngay bës ginnaaw gi nii ne ko maa ngi lay tourner nii nga jëm ci côté gauche bi donc boo ko tourner nii da ngay jël benn njegenaay teg ci ginnaawam beneen bi nga dugal ko ci diggante tànk yi maanaam ñaari uum yi ci seen diggante nii ngay teg benn njegenaay bu ndaw boo xamante ni mooy tax ñaari pooj yi bañ di laalante parce que fi mu toll nii ñu ngi ci seddaay mais bu ñu jëmee ci tàngoor dafay gën a garaaw ndax tàngoor ñaari der yu laalante bu yàggee dafay ñaq bu ñaqee manqué oxygène après day def foofu góom yaram bi day dem ba day dee bu dee day def góom beneen bi nekk beneen njegenaay boo xamante ni nii da ngay yëkkati ñaari tànk yi bu fekkee dafa tourner benn vers le côté gauche bu fekkee dafa tourner ci côté gauche bi laa da ngay jël njegenaay bi nga rouler ko daal yëkkati ñaari tànk yi teg ci suuf boo yëkkatee ñaari tànk yi nga teg ci suuf nga teg njegenaay bi soo ko yëkkati tànk yi teg ci kawam donc loolu dafay tax tànk yi bañ di laal lal bi matelas bi bu ko defee bu ko laalee day manqué oxygène bu manqué oxygène tamit dafay andi loolu ñuy wax ne mooy décubitus day dem ba yaram bi day dee bu dee day def góomee andi nit ki problème mu nekk góom yoo xamante ni nii dafa naqadee faj il faut nit ñi xam ko dafa naqadee faj te loolu ñi mu gën a sonal mooy les personnes diabétiques ak ñi nga xamante ni dañu am problème de sensibilité maanaam ñi nga xamante ni dañoo am sensibilité problème mu sensibilité parce que problème mu sensibilité mooy andi yooyu donc bu yaram bi sensible donc ci di tëdd ci matelas lu bari nga bàyyi ko fu mu tëdd ci benn position doo ko tourner doo ko def dara vraiment dafay nekk loo xamante ni nii dafay andi nit ki ay jafe-jafe moo tax ma ne dañ ciy waxtaan gindi ci nit ki bu ko defee ñu xam fan la ñu jëm ak fan la ñuy dimbalee nit ñi pour jàngoro jooju ñu bañ koo am. beneen bi nekk problème mu lekk yi nit ki foog mu lekk des aliments riches en vitamines aliments riches en vitamines yooyu nu mu ko mën a lekkee mooy di xool li muy lekk xam li muy lekk vraiment da ciy baax mais di def lu la neex nga lekk loolu tamit baaxul il faut ñu xool ñun ñëpp ni ñuy alimenté woo c'est très important. ñu am risque laa bëgg a wax ngeen jégal ma dañu am risque di am feebar yooyu. beneen bi nekk problème de sensibilité mu nekk mooy li ma doon wax sànq rek ñoom bu ñu amee problème de sensibilité dañuy nekk au lit mais duñu mën a di tourner di mën di def seeni activité donc di entraîner au lit tamit des fois da ciy baax mais surtout ci ñi nga xam ne nii mënuñoo dox dañoo paralysé là ça devient plus difficile donc ñooñu dañuy soxla soutien pour nit ñi dimbali leen ñu mën di mobiliser wu au lit. beneen bi nekk nit ñi nga xamante ni nii par exemple dañoo am problème dañuy nekk ci tëdd ci lal yi nekk en coma donc ñooñu wala ñu am problème de somnolence mu xam ne dañuy toog nii rek di nelaw donc ñooñu tamit dañ ci war a bàyyi xel problème yi tamit c'est fort possible ñu koy am. beneen bi nekk tamit stade yi ma doon wax ci feebar bi dafa am stade 1 léegi stade 4 stade la am mais dañuy commencé ci bu njëkk bi stade 1 bi mooy waral bu nit ki di commencé di am signe
décubitus bi ni muy ñëwee mooy place bi dafay xonk fi war a am góom fi day commencé xonk mais bu dee ñun ñi nga xamante ne nii on a des peaux noires pour ñun duñ ko gaaw a gis parce que fi ñu ko war a gisee mooy peau bi dafa war a weex pour nit ki gis ko donc ça se voit plus souvent chez les personnes blanches qui ont la peau blanche ñoom ñoo ëpp lu ñu koy gaaw a ràññee ci ñoom mais bu dee ci ñun doo ko gaaw a ràññee parce que der bi dafa ñuul mais feebar bi noonu lay commencé place bi nga xamante ni dafa war a am góom day jékki-jékki xonk bu baax bu xonkee ba pare mu nekk day am benn genre comme lu ñu bës daal ba mu nooy ba mu dugg ci biir yooyu mooy premier signe bi mooy premier stade bi deuxième stade bi nekk yaram bi dafay commencé di yàqu maanaam commencé di nga xam ne lii dafa changé noonu lay demee mais bu changé tamit du am benn dugg-dugg ci biir yaram pour ñu gis ne kii dafa am góom wala yooyu mooy deuxième stade bi troisième stade bi nag fa la garaawee troisième stade bi yaram bi dafay commencé yàqu bu yàqoo dugg ci muscle yi dugg ci yax yi donc dugg ci sidit yi ci romb sidit yi dugg ci biir donc bu foofu mooy troisième stade bi quatrième stade bi nag mooy yaram bi yàqu na ba ci yax yi ne ci biir donc là ça devient impossible moo tax bu commencé rek il faut nit ki teel a dem seeti un médecin pour ñu mën ko commencer traiter ndax yëf yi bu àggee ba ci yax yi rek ba yàq yax yi rek ça devient vraiment très grave te pour ñu faj ko dina yàgg bala mu wér waaw ndax booba day fekk mu infecté ba yàq yax yeeg ñoom seen loolu nag bu boobaa yaram beeg yépp a yàqu là ça devient difficile il faudra une opération pour ñu mën a sauver nit ki sauver peau bi moo tax yooyu noonu dafa jara vraiment bàyyi xel di gën a gëstu ñu mën a def ba dimbali nit ñi nga xamante ne ni dañ leen di yor ci kër yi ñu paralysé wala ilaa ñu am tension paralysé benn côté bi wala ilaa ñu paralysé tout le corps am ñoo xamante ne ni tamit du ñu paralysé mais feebar bu leen sonal mooy waral ñuy tëdd ci lal yi yooyu yëpp nag bu amee rek nit ki il faut ñi nga nekkal ci kër gi ñu mën la dimbali wa ilaa ñu utal la une aide-soignante bu ñëw ci kër ga di la toppatoo koo xam ne xam na li muy liggéey mu mën la dimbali bu ko xamulee rek da lay andil problème am na nag ñoo xam ne dañ koy xam ne dañ koy tayal def waaw ñooñu moom xam naa ñu ci ëpp ay séeréer lañ donc nañ ci gën a bàyyi xel xam ne yëf yi moom dañ cee war a jàpp waaw dañ cee war a jàpp ñëpp a ci war a jàpp waaw muy séeréer rek joolaa bi ñëpp ci war a jàpp rek wax dëgg yàlla dimbali ñooñu malaat ndax buñ leen dimbaliwul rek du baax ndax xam nga ni yaram buy dund dem ba dee commencé di yàqu ci biir dem ba nëb loolu dafa garaaw moo tax toujours rek il faut boo yoree malade ngay constater yaramam di xool di visualiser fépp foo xamante ni nii war nga ko mën a xool pour xam ndax nit ki am na fa góom wala am na fa lu ko màtt wala am na fa plaie loolu liggéeyu aide-soignante la waaw liggéeyu infirmière la liggéeyu ku jàng santé la liggéeyu képp koo xamante ni war nga am nga dara rek ci am nga ci tuuti xam-xam ci santé war nga koo mën a doxee war nga ko mën a jëfee itam mu nekk loo xamante ni vraiment dafa am solo moo tax ma ne naa def vidéo décubitus bi pour mën leen a expliquer en détail pour ngeen xam naka la nit ki mën a def ba mucc ci alimentation bu équilibré tamit nit war na xam lan la war a lekk il faut manger plus de légumes ak plus de fruits maanaam dangay wàññi lépp loo xamante ni c'est salé lu saf xorom lu saf trop de suukar loo xam ne di saf dafa saf trop suukar wàññi ko nga lekk légume bu bari 2 fois par jour légume su ma nee nekk matin et soir légume bu bari wala 2 fois par semaine au minimum li gën nag mooy nga di ko lekk chaque jour sax moo gën ndax yaram lu mu soxla di ko jox tamit dalay may wér gu yaram di woon tey nag di leen gërëm di leen sant ki seetaan bi ngeen may seetaan di leen wax ngeen commenté vidéo yi ngeen aimé ko ndax seetaan rek doyul boo seetaanee pare am na fooy bës fu loxo bi def nii loolu mooy lay wan ni vidéo bi neex na la bu dee loxo bi dañ koo juutal nii mooy neexu la
donc fii loxo bi def nii foofu ngeen di bës ma xam ne vidéo bi may def neex na leen ngeen commenté wax ma ndax li ma wax important na wala important wu ma xam ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax nag am naa yeneen vidéo yuy ñëw yu gën a am solo jërë ngeen jëf